Assalamualaikum wa Sénégal, salaamaaleykum wa àdduna, salaamaaleykum yéen ñi seetaan safoo di seetaan Xeweul gi TV tey ñoo ngi fii ci seen émission politique tey ñu dalal nag responsable APR bi nga xam ne moo nekk ci commune Porokhane di monsieur Ibrahima Dieye di responsable foofu ci commune Porokhane tey moom la ñu invité fas yéene seq ak moom waxtaan ci li nga xam ne tolluwaay réew mi la ak parti bi nga xam ne bokk na fa muy APR ak jamono ji ni mu lëmbee réew mi xam naa dañu koy bàyyi mu présenté wu rek ñu yaatal ci kanam monsieur Ibrahima Dieye nuyu noonu la. Aliou maa ngi lay fay di nuyu encore une fois département Nioro yëpp particulièrement commune Porokhane encore suma dëkk Kër Adama di Ndiobène Bangaaj et maa ngi nuyu bépp militant bépp responsable si département bi rawatina ak suma Serigne Bassirou Mbacké Porokhane di ko ñaanal yàlla yokk leeram gën a dëgëral taxawaayam. waaw monsieur Dieye bëggoon nañ balaa ñuy continuer ñu bëgg a xam Ibrahima Dieye mooy kan ci présentation bu gàtt. waaw Ibrahima Dieye responsable politique la APR depuis 2009 si parti APR Alliance pour la République. waaw Ibrahima Dieye c'est un professeur santé hygiène économie familiale et sociale dans le centre de formation professionnelle de Nioro. merci monsieur Dieye ci présentation bu jaar yoon boobu monsieur Dieye bëggoon nañu ñëw ak yow ndax jamono gis nga fi Sénégal toll actualité mooy li fi xew temps yi yaakaar naa boobu mooy question bi ñu war a njëkkee naka nga gisee actualité bi Sénégal yëngu na temps yëpp te ci ay yenn xeetu problème yooyu yéen ngeen am ci benn position bu ñu ci taxawee APR bëggoon nañ nga ñëw ak yow mooy ñëw ak ñun ci actualité bi naka nga ko gisee. waaw actualité bi de li ma si gis mooy Sénégal bëgg falu moo indi problème yi yëpp. parce que fi mu toll nii mën nañu wax ne actualité bi ñaar la rek. muy ñaari nit ñoo xam ne ñoom ñoo lëmbi réew mi. et ñoo waral lii yëpp. muy benn responsable politique. bu ñuy wax Ousmane Sonko. ak Adji Sarr ñoo indi problème bi nekk di lëmbee Sénégal. ba daal kon selon yow jàpp nga ne Sonko lii lépp moo ko teg boppam. moo nekk responsabilité boppam ba si ñi dee nii moom mooy responsable gis naa ñuy def dessiner si pont yi jël président ne moom jox ko fetal mais bu ñu ko defee nañ partager responsabilité yi Sonko mooy sabab dee gi am. mais moo woote doomu jàmbur yi ne kaay leen ñu dem dee ji te doomam deewul. mais monsieur moom dama lay wax rek. seetaleen image yi nga xam ne génn nañ ñëpp ndax da ngeen seen doomu Sonko gàddu xeer du dégg naa ko mu ne Mouhamed seet si na ma ne ko da ngay prépare toi da ngay def concours GIGN ñu ngi koy préparer ñun sénégalais yi ñun ñoo war a am fulla ak fayda bu sànni xeer jotee ñu ne ñu jiitu leen sànni ji xeer bu partage de poste jotee ñoom ñu jël seen i poste toog léegi moment bi nga xam ne ñii ñu ngay dëjël seen i doom moom seen waa kër ñu ngay jubilé ñu ngay tëb di dal parce que nee nañ am nañ victoire si ndigal goo xam ne Sénégal yëpp a jóg ne dañuy ñaan jàmm lu waaye jàpp na nga ko bàyyi lu waaye jàpp na nga ko bàyyi ñu delloo si jàmm Sénégal bi nga xam ne moom lañ xamoon démb moom ñu libéré ko mu dem nekk sous contrôle judiciaire waaye ay këram dañ doon jubilé wane na ñoom dañoo am victoire te dañ ko ñaanal ba ñu bàyyi ko léegi nag ñeeña ngay dëj ñoom ñu ngi si mbànneex kon ñii rek la Sénégal dafa doon loo xam ne benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar lii mu nekk nii tôt ou tard si boppam lay dal tôt ou tard dana feeñ te dinañ ko démasquer ndax si sos lay dëkk si tuumal si xaste tuuma yi si moom la de déggu la Maître El Hadji Diouf mu ngi noonu ñu dagg benn vidéo am yéen gis ngeen ko xam ngeen si kàddu goo xam ne da ko doon wax benn émission bu ñu ko invité woon lu tax ñu jublu si dagg émission El Hadji Diouf rek pour wax loo ko léegi lu mu waxut. mais xam nga loolu Sénégal moom yaakaar naa loolu peut-être am na ñoo xam mën nañ ko def sax bañ a nekk ay partisans. waaye ñoom ñoo koy partagé wu ñoom ñoo ko jël di ko partagé naan xool leen El Hadji Diouf. waaw mais problème bi mu am yéen est-ce que yéen itam genre yooyu Sénégal yaakaar naa même APR da ngay gis yenn gars yi ñoom itam. waaw APR du ñàkk problème. parce que loolu moo nekk bañ ak làmmiñ ñoo dëkk. te dañuy laalante. président staff am sax day dem ba si biir mu am ak ñoom ay jafe-jafe. loolu moo am.
merci beaucoup monsieur Dieye ñoo ngi leen di fàttali ñoo ngi ànd ak monsieur Ibrahima Dieye nekk responsable communal fee ci Porokhane bokk ci parti bi di APR tey moom li ñu séqal waxtaan gis ngeen waxtaan ci li nga xam ne mooy actualité jamono ji ci Sénégal mooy diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak seen parti bi nga xam ne tuumaal nañu leen ci ne ñoom li jig njaag ñooma ngeen lim ci wax lim ci expliqué waaw yaakaar naa leer na bu ñu jógee foofu monsieur Dieye dañuy ñëw ci deuxième point bi muy réalisation président de la République fii ci département Nioro bëggoon nañ ngay ñëw ci ak ñun. waaw loolu dañ ci am contentement bu baax ndax yaakaar naa président Macky Sall bu ñu ko falee léegi lañ doon xaar si moom. man su ma déggee Sénégalais yi naan doy na deful dara damay xaw a am lu ma jaaxal dama naan kanaa ñooñu dañu doxut parce que wala dañoo gumba ndax bu fekkee dox nañ danañ gis. bu fekkee seeni bët leer na it danañ gis. ku wër Sénégal xam ne Sénégal démb Sénégal 2012 fi Ablaye Wade yemoon ak Sénégal 2021 bokkut. rawatina nag ñun suñu département bi yéen yaakaar naa ne Xeweul gi TV sax amutoon fi waaye tey am na fi ci événement Macky Sall la amee. waaw kon jàpp naa ne loolu yëpp avancement la. département Nioro ku ko xamoon boo fi ñëwee démb ay kamba fi nekkoon. kàmm yoo xam ne bu guddi jotee doo mën a génn bu yàlla ji tawit dañuy jàpp seeni doom yi di tëj parce que ndox bi dafa am doole goo xam ne ku si génn mu yóbbule sa xurwa tey nga ñëw fekk loolu yëpp ñu pont yëpp def ko yëpp ay tali lamp yi mu ngi nii guddi dafa leer nañ gannaaw loolu infrastructure yooyu ngay gis ne tey boo demee si àll bi man Porokhane laa dëkk fa laa mën a waxee Porokhane yaakaar naa ne 8 kilomètres yi jógee Nioro yem Porokhane lañ xamoon ñun doo doon dem Kër Mousso nga fekk fa yoon doo dem Kër Tamba nga fekk fa yoon doo dem Sanc Alaaji Musaa nga fekk fa yoon ci gàttal tey boo ñëwee Porokhane lu mat presque 50 nangam kilomètres ma nga biir Porokhane nga xam ne ay piste de production la dëkki àll yi fa nekkoon nga xam ne sàcc yi dañ leen daan sonal guddee ndax lan lëndëm tey dëkk boo dugg genn wàll commune bi tey bëri na dëkk yoo xam ne tey dañuy am làmp des na nag ñu ngi si yoon wi di def des na ba tey waaye nag ñi ngay def tey dëkk yu bëri ñu ngi leen di électrifier ndox moom waxatuñu ko ndox nekkatul problème si département bi sax laa mën a wax bala may wax commune Porokhane fépp tey forage yaa ngi noonu yëpp installé nañ ko mu doon ay réalisation yoo xam ne dañ ciy teg bët nga dem si wàllu kër wér-gu-yaram boo ñëwee Porokhane benn poste de santé la amoon ba tey kër Suntu am na kër Moussa am na mi ngi amoon ñu indiwaat kër Ale Samba yëpp muy ay poste de santé yoo xam ne tey def nañ ko fa tey ba ñëseen gi boo demee kër Abibou Niass gis nga ne poste ba fa nekk ci événement Macky Sall la ñëwee forage ba fa nekk noonu dëkk ba am na forage am na poste am na ay lamp waaw lu mel noonu dina am si réew ñu ne réew ma dox rawatina nag ñu dem Dakar nga xam ne fii Ablaye Wade yemoon si pont yaakaar naa ne yëpp dañ ko def tey ay péage da ngay jógee léegi Thiès dem léegi Dakar dem liggéey xëy liggéey waaw lu mel noonu ñu koy def sim réew nga xam ne tey koom-koom buy dox sim réew il faut boo feebaree faju soo amee yitte dox nu mu gën a gaawee loolu bokk na si li nga xam ne day indi koom-koom ndax ñun waa àll bi su fekkee da ngaa bay li nga bay mënoo koo génnee àll bi dana yàqu tey oto yi daw ba si sa buntu kër taxaw nga jaay leen ñu teg seen oto ñëw bu njëkk nag dañuy teg sareet dugg si àll bi ñëw problème la nga feebar it jigéenu wérul yi teg la si sareet bala ngaa àgg hôpital sax mën nga amee doom si yoon wi tey nag ñu indi hôpital yi poste de santé yi jege dëkk boo dem 2 kilomètres 3 kilomètres nga dem si benn poste de santé lu lay métti rek poste de santé mi ngi sa pegg kon avancement la boo xam ne si volet boobu. loolu yëpp président moo ko def. président Macky Sall moo ko fi def Nioro moom département Nioro te xam naa ni mu amee département Nioro 45 départements yi boo duggoon it noonu lay amee. mais nit ñi xam nga wax nga fi ay réalisation ay tali ay hôpital yooyu yëpp lu baax la mais est-ce que ni ñu jàppoo ne aussi koom-koom bi ni mu war a amee foofu de ak jeunesse bi ci département Nioro est-ce que liggéey bi ñu war a am nañu ko est-ce que yaakaaroon ne loolu moo indi tey problème yu bari ci waaw koom-koom bi yow maanaam damay ñëw tout le temps wax leen ne leen mbir mi boo koy natt da ngay natt say tànk bala ngaa dem fenn. soo demee seen kër tool yi nga daan bay jamono bi nga sa papa di bay. tey la fa nekk doyatu leen.
réew mi xalangu dajul suuf liggéey mënoo xëy jox ko noo ko ñëpp da ngay créer emploi ñii danañ liggéey ñii duñ liggéey waaye ñëpp mënuñoo jàng nekk ci ay poste ñii dañuy defi entrepreneuriat ñii dem ci administration yi tey boo seetee jamono bii créé na fi DER FONGIP mu ngi fi PRODAC mu ngi fi yooyu yëpp ay programme la yoo xam ne jeunesse bi moo ko tax a jóg yaakaar naa de barki démb bi ñu waxee lu mu leen wax jël na 350 milliards yoo xam ne pare na pour financer ko jeunesse bi kon kooku noonu am na yéene ci jeunesse bi léegi nag yow da nga nekk sa kër joxe sa dépense da nga joxe sa dépense da nga nekk sa kër joxe sa dépense te doo am parfois toggin bala neex da nga nekk sa kër génnee sa poos joxe sa dépense te doo am toggin bala neex dégg nga kon tey président mi ngi créer ay structure di teg ay programme yépp pour satisfaire la jeunesse waaye est-ce que réellement waaw su ma déggee sa wax kon est-ce que du ci ñi président àndal ci domaine boobu lu ci bari ñoom ñooy def faay waaw mën naa wax loolu parce que tey département Nioro DER bëri na tey ñoo xam ne jeunesse bi ñu ngi fi agsiwul ci jom man lu may wax lu ne duma ko wax ci ay rumeur dama koy dund man commune Porokhane bëri na jeunesse boo xam ne déposé woon nañ ay ci DER bi jotuñu seen financement amuñu ko te programme bi nekk na loo xam ne jeunesse bee ko taxoon a jóg ak xale yu jigéen yi ak jigéen yi te tey loolu jigéen ñi ñu ngi def transformation des produits locaux bu ñu leen doon jàppale ci entrepreneuriat day dem xale yi tamit bu ñu leen doon financer embauche baa ngi fii élevage la waaye mën nañu def seen entrepreneuriat dañuy dem mais loolu dafa des foofu dafa des waaye nag président ku ko xam-xam ne ak yéeneem mooy bu sañoon ñi nekk ñii dem xëy ci administration yi ñii dem liggéey ji 350 milliards la wax de ne dina ko def ci jeunesse bi kon xam nga ne jël na décision pour satisfaire la jeunesse ndax xam na ne bu toogee fii jeunesse bee ko fi teg xam na ko et programme yi mu jëlit doy na ci gis xam ne kii dafa pare pour dimbali nit ñi xalangu nag dañul suuf. ok merci beaucoup monsieur Ibrahima Dieye leeral bi am na solo ci bilan bi nga xam ne wax na ko ci département Nioro rawatina ci Sénégal li nga xam ne président de la République def na ko ñu ñëwaat ci troisième point bi mooy responsabilité parti bi fii ci département Nioro parti ban taxawaay la war a am ban responsabilité la war a am réellement fii ci département Nioro. waaw foofu laay wax ne. dina remercier encore une fois. les élus yi nga xam ne ñu ngi ci département Nioro rawatina communes yi ak conseil départemental bi nga xam ne monsieur Malaw Sow moo ko jiite di rafetlu ndax def nañu avant-hier rek seen rencontre boo xam ne dañu stabiliser jéem a waxtaan ci li nga xam ne mooy liy doxal département bi waaye dafa am loo xam ne dafa manqué ci département bi mooy dafa manqué solidarité ci responsabilité yi nga xam ne ñi ngi fi Macky fal na ay responsable fii département Nioro ndax am nañ fi ay DG am nañ fi ay PCA bëri na ay responsabilité am nañ fi ay député ñu ngi fi waaye dafa des solidarité bi dafa des loolu moo des te beneen constat it am naa ko mooy bu fekkee ne événement politique amul maanaam ñu ne élection yi jege na wala président Macky Sall mu ñëw doo gis benn responsable boo xam ne day initier ay activités politiques duñu koy def dañuy toog seen chaise rek ba ñuy dégg ne président dafa war a ñëw wala la veille des élections ñu xam ne fi mu toll nii jege na ñu door a mën a dugg ci askan bi di wax ak ñoom te loolu du politique waaw loolu du politique parce que dama yaakaar ne lii askan bi jóg nga xool ne am na responsabilité yu mu dénk fii ci gox bi suñ doon jóg di waxtaan ak askan bi bu askan bi di jóg dañu mën a taxaw ak askan bi waxtaan ak ñoom waaye da ngay gis benn responsable boo xam ne tey su la wanee gannaaw boo koy woo téléphone sax du la décrocher mbatt mu amee soxla ci yow nag ñoom suñ amee ci yow soxla dañ la woo waaye soo amee ci yow soxla doo leen jot waaye nag bu ñu xamee ne président Macky Sall mu ngi ñëw wala veille élection am na si la ñu door a wàcc ci terrain di produire ay t-shirt
de jëndi nag di teg. est-ce que tey gisoo ne tey kon loolu jeunesse du département Nioro moo leen gën a puisque ñu bari dañ jàpp ne ñii dañoo bañ Macky Sall wala est-ce que du responsable yi ñoo pousser nit ñi pour que ñoom ñu loolu moom moo am dañu frustré. dafa bëri ñoo xam ne dañu frustré. loolu moo nekk si biir parti bi sax laay wax de. APR dafa bëri ñoo xam ne dañu frustré bëri ñoo xam ne dañu encagoulé si biir parti bi. dañ naan bëgg nañ Macky Sall te gëmuñu ko. ndax boo xoolee temps yi passé li fi am. da ngay gis ne Macky Sall rek a nekkoon si combat bi ak sa jeunesse. ndax jeunesse bi donc ñoo taxaw soo xoolee plateau yépp jeunesse bi dong nga fiy gis. lu mel ni ay Thérèse Faye. Pape Malick Ndour. Birame Faye. député Sira Ndiaye. ñoo occupé plateau yi. di défendre président Macky Sall. mais ñi si des ñëpp kenn gisoo si dara. ministre yi doo gisuñ. ñëpp a dem si salon yi si seen hôtel yi ak seen auberge yi. ñuy génn àll bi dem dugg si àll bi ñi lañ nekkee woon. Macky Sall rek moo nekkoon si combat bi. kon frustration boobu moo tax sax jeunesse bi xaw a reculer. te loolu dama si def appel. surtout à notre leader le président Macky Sall. que ne la jeunesse là daf leen war a bàyyi xel. ndax jeunesse bi mooy fer de lance su parti bi te jeunesse bi moo ko porté fi mu nekk. politique nag dañ ne addition la au lieu d'une soustraction. waaye benn pomme de terre bu nëpp si biir saako pomme de terre da koy nëppal. mën na yàq lépp moo koy yàq. su ma déggee tout récemment rek ay problème comme ni ñu ko waxee keroog am na sax des responsables yoo xam ne def nañ seen déclaration ne génn nañ APR àndatu nañ ak Macky Sall dem nañ Pastef dama wax ne dara Pastef pare na pour recevoir les pourritures encore. parce que fa la jëm parce que système boobu lañ foog ne moo fi nekk. des calculs politiques. moo tax Sénégal ba tey du dox mais boo fi opposé da nga te nga ne réew mi daf la ñor. man dama yaakaar ne da nga war a participer si li nga xam ne mooy doxal réew mi. di proposer di participer tamit ci activités yi pour que réew mi dem waaye du da nga naan damay opposer pour opposer rek. merci beaucoup monsieur Dieye je pense que foofu dafay jar leeralaat puisque gis nañ ne Sénégal depuis muy nekk Sénégal même personne tey ku falu rek ñoom ñoo lay topp ñoom daal nguur la ñuy àndal quoi est-ce que ñooñu. am nañ ambition ci réew mi pour réew mi dem kanam est-ce que bu dee tey da nga nekk ci APR mu am problème yow amoo benn objectif que sa objectif bi nga waxoon ne da nga koy atteindre yegguloo fa puisque am kon mënuñu jàpp ne amoon nga objectif. waaw damay wax ne li wolof di wax dañ naan weñ fu tooy rek lay dal. daa am ñoo xam ne ay weñ lañ fu tooy rek la ñuy dal. ba tax na dañ naan du ñu opposé ku ñëw rek ñu ànd ak ñoom. waaye am na nag ñoo xam ne ay patriotes lañ yoo xam ne ñoom gëm nañ seen réew. gëm seen réew moo tax ku ñëwit ñu ànd ak yow. ci seen xam-xam. ci seen xam-xam. ànd ak yow pour doxal réew ma. waaye dafa am ñoo xam ne nag li leen animé mooy seen intérêt personnel. ba tax ne ku ñëw ñu ànd ak yow ba looloo tax jaxasoo bi am. doo xàmmee ki nga xam ne intérêt personnel moo ko tax a jóg. ak ki nga xam ne réewam dem kanam moo ko tax a jóg. te lii fi am. waaye mënta ñàkk. parce que dama la ko wax ne la. politique addition la. waaye du soustraction. ndax tey nit ki mën ngeen a opposé wu du ngeen bokk vision. suba mu dem ba xam ne yow yàllaa la fi taaj. mu ànd ak yow ci say vision. dëgg la jàppale la. dëgg la kooku dafa ñëw pour jàppale la. waaye nag dafa am ñoo xam ne bu méttee rek ñu daw. te feeñ na déjà ci biir APR. temps yi jamono yi passé nii gis nañ fi ñu def seen déclaration. ne génn nañ gis fi ñoo xam ne sax ñi mu ñoo wax dañoo làqatu. te ñu ngi ci biir. ñu jox leen ay responsabilités yu mat sëkk. ba li ñu doonoon démb tey. nekkatuñ ko. seen train de vie changé. ñuy dawal ay oto di tukki di ñëw. te mu ngi nii bi problème bi amee dañoo neutre. waxuñu defuñu. waaw. merci beaucoup monsieur Ibrahima Dieye ba léegi moom la ñu àndal ci waxtaan wi tey moom yaakaar naa wax li mu wax dégg ngeen ko leer na macha allah mu nekk responsable APR fee ci commune Porokhane. di ko xam ne vraiment yàgg na ci depuis parti bi di sosu ba léegi mën nañu wax ne ci ñi ko taxawal fii ci département Nioro ci la bokk vraiment mu indi ay leeral macha allah dañuy continuer ba léegi comportement opposition. waaw déjà xaw naa si dugg. si opposition bi ma gis Sénégal les opposants maanaam ñoom tout le temps dañuy opposer de manière négative maanaam ñoom du ñu positiver mukk seen opposant maanaam côté bi nga xam ne dañ ko opposé
du ñu ànd maanaam si li nga xam ne mooy defar réew mi boo xoolee tey am na benn vidéo buy jàll Sonko bi nga xam ne moom moo indi fitna bi yëpp si réew mi gannaaw bi nga ko wooyee ne dañu bëgg bi Covid 19 bi ñëwee ñuy woo leen les responsables là président daf leen di woowoon pour taataan si ñoom lan lañ ban matuwaay la ñu war a jël te teg fële politique parce que réew mi ñoo ko bokk. suñ naan jàmm wala suñuy def ay activités li ma la wax dañoo am jàmm. dañu am wér. biñ leen wooyee dégg nga ko foofu mi ngi naan président Macky Sall nee na waaye nee maa ngi koy dégg si audio yi mi naan mosuma ko wax président de la République. loolu déjà pour di tromper sénégalais yi parce que tout le temps manipuler lay def pour tromper sénégalais yi. moom Sonko moo wax ne mosul wax président. te yaakaar naa ne bi mu génnee immédiatement bu ko journaliste yi tendre les micros yaakaar naa si kàddoom daf ko wax bu baax te looloo am nit ki bu la sutee ne ko njool mi. président du moromam xamagul nag charte bi nekk si boppu président moo tax. xañ na dafa nekk si gannaaw système bi moo tax mu bugg a di wax li nekk si biir système bi. waaye bu duggoon si système bi dina xam li nekk si biir. bu nekkee si biir dina xam. te yaakaar naa ne responsable dëgg day mat. le responsable doit être mûr et responsable. mais doo nekk ci mbedd mi di baw ni xaj amul njëriñ. loolu amul njëriñ moom day wax layam mais moom dafay baw ni xaj te amul njëriñ. opposant boo ko nekkee. ci Sénégal man dama jàpp na su fekkee ñun ñëpp dañu tabax réew mi moo ñu ñor. dañu war a participer ci liy tabax réew mi. suñ gisee li koy yàq ñu daw li koy yàq suñ gisee safaan ñu daw li koy yàq man opposant la par exemple mën naa wax ne. dama àndoon ak maire bu Porokhane ñuy laaj baatu askan bi pour jël commune Porokhane ñu dem nekk 5 listes ma ñëw jël 2e topp ci maire bii waaye gannaaw bi nga xam ne moom moo fi toog tey li ma lay wax nii bis bu ngeen koo invité woon fii day daf fi jaar su ma gisee loo xam ne safaan la ci commune bi damay jël sama téléphone woo ko ne ko monsieur le maire man daal gis naa ne lii ak lii doxut en tant que responsable dama bëggoon nga defee nii ndax kat lii mooy jàmm suñ gox bi ay suggestion yi ma am dama koy woo wax ko te loolu mën na ma jël témoin lépp loo xam ne mën naa koo jàppale ci sama xalaat it bu ñu toogee dama koy def parce que dama jàpp ne ñun ñëpp dañ doon daw pour taxawal commune bi dañu daw pour que commune bi avancé mais ñun dawuñu pour delloo ginnaaw commune bi yow su fekkee da nga ànd ak sa adversaire tout le temps ngeen ne ñun gox bi moo ñu ñor kenn ku ne di xëcc sa tànk morom kon avancement du am te juróomi at yi fal nañ ko ba pare mu neex Macky daf fi toog mu naqadi mu fi toog kattanu yàlla dong moo si moon dara fi mu toll nii te yaakaar naa ne kon ñun bu fekkee sénégalais ñun yeewu nañ fal nañ ko pour mu toog fi juróomi at dañoo war a def tout pour mu liggéeyal ñu Sénégal ndax loolu mooy suñ intérêt waaye suñ fi nekkee di wax duñ am temps wu liggéey moment bi ñu toll moment liggéey la du moment wax suñ ko mënee jàppale dañ ko war a jàppale si li nga xam ne day avancer réew mi ba bu ëllëgee bu élection 2024 ñëwee kenn ku ne samp sa ndënd 2024 moom du ngeen candidat mais ñu waxuñ si dara parce que duñ ko wax duñu ko wax duñu candidat duñu ko wax parce que lu tax duñu candidat si biir parti bi mën nañ fi tànn kenn koo xam ne dañ ko teg mais président Macky Sall moom du nekk candidat loolu moom wax na ko waxaat loolu moom moo ko waxaat ko constitution bi li mu ko may loolu lay def te yaakaar naa ne bu heure booba jotee dinañ jël décision loolu nekk na loo xam ne moom la concerné te sénégalais yi nekk nañ tey moment boo xam ne lépp loo xam ne lu leen di avancer rek la ñuy ut waaye bëggatuñ lu leen dellul ginnaaw fekkee nag loolu dañ ko gëm dañuy opposer de manière positive participer si liy doxal réew mi te bañ a participer si luy nërmeloo réew mi te guddi yi ñu toll nii li ñu nekk nii dafa nar a nërmeloo réew mi waaye nekkul lu koy jëmale kanam. mais est-ce que loolu jàppoo ne yàgg na Sénégal ndax président Macky Sall moom it gis nañ ko ci ay vidéo bi mu nekkee bi mu bokkee ci opposition bi yenn taxawaay yi gars yi amoon moom la amoon est-ce que du Sénégal jot na tey ñoom ñu amaat beneen gis-gis ci opposant waaw waaye politique autrement dafa war a am bëri na loo xam ne démb mi ngi ko doon wax dafa nekkatoon ci système bi waaye xam ne li nekk système bi Macky Sall ku ko xam ne vraiment kàddoom bëriwul jëfam moo ëpp kàddoom
xañ na li mu doon wax démb bu ko doon wax mën nañu wax dañ koy rappeler parce que dañuy ñëw fii di ñu indil vidéo boo xam ne day wax ne par exemple soldat armée amul droit dal ci kaw peuple am pourtant loolu la dund keroog de. boo gisee marché bi am ba ñu bugg a ànd àgg pale. loolu la dund. su fekkoon ne dañu marché rek mu génnee arme bi rek ne leen tiire leen ci kaw population bi. kon duñu àgg fii. kon kenn du ko naan njëkk. waaye gis ngeen armée bi nu mu amee retenu di arrêté population bi xam ngeen yàq bi am du yoon. yow nga ne damay défendre injustice di def injustice fekk place jàmbur toj ko dem ci station bi taal ko dem ci Auchan ba taal ko te Auchan bi mi ngi jël ay nit ñoo xam ne dañu seen teraanga fa lañ koy amee ñu ngi bàyyi seen kër di liggéey ci Auchan bi yore seen kër. Auchan bu ne war naa mën a jël plus de 50 employés yoo xam ne ñu ngi fay liggéey. nga xëy ñooñu ñëpp tasaare Auchan ba bu ñu xëyee ñoom ñu xëy toog. waaw ku leen fay fan la ñu fay ko. station bii tey yow boo ko taalee ñun déjà transport baa ngi nii di daw. boo amee soxla Kaolack dem. soo déggee yaa ngi dem Kaolack da nga am carburant. man dama dawal sama moto ñëw fii parce que carburant la bu doon dox la bala maa agsi yaakaar naa ne ngoon jot. mais tey ñu taal station yëpp. dugg suñ mairie yi saccagé ko. ku xam état civil nu mu mel. sa état civil extrait casier judiciaire sa carte d'identité. dugg si préfecture yi saccagé ko. nga xam ne loo xam ne loolu yëpp. administration territoriale la. suñuy yëf moo fa nekk. ñu dugg fa yàq ko ne dañuy défendre injustice. kon kay ñun lu ñuy défendre dañuy. def la promotion de la violence. mais nekkuñu nit ñoo xam ne dañu bëgg jàmm. est-ce que ñi jógoon ngir xeex li nga xam ne mooy injustice bi bokk na ak ñi nga xam ne tey est-ce que raxul yeneen i nit yoo xam ne tey ñoo jóg di def loolu. dañ ne lu yëngu lu ne yëkk lëngal moo ko ëpp doole. yow daal jàpp li nekk ci gannaaw moo def lépp lii. yow daal jàpp nga ne gars yi ñoo ko sooke. lu yëngu lu ne. la ko yënga ko ëpp doole. ñoom itam ñoo ko sooke. ñoo ngi naan président de la république coow li yëpp moom. waaw moom lañ am parce que ndey ji seex la moom bu ñu ko joxeñee da leen di déglu rek. waaye sénégalais yi xëppi nañ seen bët xool. te lépp dina leer de li mu lay wax mooy lépp dina leer. manipulation bi dafa bari. manipulation bi dafa bari. gis nga nguur yàllaa koy joxe bëgg ko du tax nga am ko. ki war a nekk président 2024. kenn xamagu ko. borom bi rek moo ko xam. bu toogee salon gis nit yi génn sénégalais yi génn nga xam ne comme li ñu ko waxee ñëpp ni ñu ko gisee moo am. sénégalais yi bëri na ñoo xam ne tey dafa am lu leen naqari. ñëpp topp ci gannaaw mu foog ne dañ koo fal comme président mu tax muy jubilé teel na. falagul de teel na. teel na dafa teel pour mu jubilé ne moom président la non non non. sénégalais yi kenn ku ne da ngaa am sa bëgg-bëgg. te yaakaar naa feeñ na si yoo déggee sax. si audio yi ak soo xoolee interview yi jeunesse bi da ngay dégg ñu lay wax ne ñun amuñu xëy dañu jàng ñu ngi ni yore suñu diplôme. ñii ay immigré lañ jël nañ fi seeni xaalis paas si gaal gi dem. ñu indi leen ñu toog ñii am nañ ay place yu ñu tasaare ndax ku ne xam ne Dakar bari na marché yoo xam ne da doon doxatul. yépp tasaare nañ ñii nekk fii nekk ci activité politique nekk ay frustré. mu doon ay problème yu bëree bëri mbër yi comme ni ko ministre bi waxee. problème yu bëree yoo xam ne ñu ngi si biir yoo xam ne tey boo doon wax fii ba suba doo ko jeexal. moo causé situation yu bari. moo indi lii. lii nag man yaakaar naa président lii jàmmam la ndax teel na am information bi juróomi at lañ ko fal ñaari at la amagum dese na ñetti at. bu amee information bi yaakaar naa ne dina tax mu xam fi muy teg tànkam. merci beaucoup monsieur Dieye je pense que nag waxtu bi moo ngi bëgg a jot de léegi dañu lay jox nga wax sa kàddu gu mujj ji lan mooy message bi nga xam ne tey bëgg nga koo jàllale. waaw di leen njaaramaal yéen waa Xeweul gi TV. si dalal bi ngeen ma def. di ñaan encore une fois li gën a yaatu. yéen a xam seen bëgg-bëgg yàlla defal leen ko. di encore une fois di woote askanu Sénégal. xam ne jàmm du lu ñuy santé ci gémmiñ rek waaye jàmm dañ koy jëf. boo ne dama bëgg jàmm da ngay dox tànk jàmm waaye boo ne dama bëgg jàmm te di dox tout le temps ci ay bëggoo jàmm. nañu def jàmm Sénégal ñoo ko bokk. parce que ñu nen ñooy politique waaye ñooy demlante ay dëj ñooy demlante ay ngént ñooy takki alante ay sëy. nañu xam ne politique vision la rek. kenn ku ne da nga am sa gis-gis ne dama ko bëgg a def. waaye politique du noonoo
ba tax na ñu bëgg a jël suñu Sénégal xamal ko lu mu xamutoon démb ndax lu mel nii kat mën naa wax ne suñ pays voisins yi rek lañ daan ko gisee ay Guinée Bissau ay Guinée Conakry ay Côte d'Ivoire ay Mali Guinée Burkina Faso yu mel nii mën naa ne foofu lañ daan ko gis waaye lii Sénégal xamuñu woon kon nag yal na yàlla def lii yem fi ba jàmm ñëwaat Sénégal na meloon démb wala ju ko raw ñu am ko waaye daal jàmm dañ koy dund di ko jëf waaye duñ ko dañuy yeef fitna baaxul loolu daal laa amoon ci encore ci tënk di gërëm ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu di leen wax ne doomi aadama nag matul li jub ci kaddu gi rek xam ne borom bi la li ci dëng ci man la jërëjëf merci beaucoup monsieur Ibrahima Dieye ma leen di fàttali mu nekk responsable APR fee ci commune Porokhane di leen wax ne leen tamit bokkoon na ci présenté woon na ci élection yi nga xam ne mooy locales yi amoon 2014 fee ci Porokhane jëloon deuxième position je pense que kenn dootul natable jàmbaaram ak li nga xam ne capable na ko pour def ko mu nekk jeune aussi boo xam ne bu am ambition la bu am détermination ci dëkk bi rawatina commune bi nga xam ne foofu la jógee muy commune Porokhane tey moom lañ seqaloon waxtaan ci li nga xam ne mooy actualité bi bu xew actuellement ci Sénégal ak li nga xam ne mooy responsabilité bi parti bi war a am point yi bari na li ñu waxtaanee ñoo ngi koy jaajëfal di kontaan bu baax ci invitation bi nga xam ne woyu si na ko di ko jaajëfal di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi doon seetaan Xeweul gi TV ñoo ngi lay ndokkal di la jaajëfal di leen wax na leen beneen yoon incha allah ci beneen invité jaageen jëf